remercier ñu ngi leen di xamal ne li ñu fi dajale tey mooy waxtaan ci ñetti pàcc bi ci njëkk mooy mbirum bilan bi nga xam ne moom lañ def suñu téeméeri bis yu njëkk bi ci topp mooy mbirum coronavirus bi nga xam ne pandémie la bi ci topp mooy depuis ay fan gis nañu maître Moussa Diop di génn ci presse bi di wax ay wax yoo xam ne dara amu ci pour manipuler nit ñi yàq seen xel ak victimiser wu maanaam ne dañ koy néewal doole loolu laa bëgg a indi ay leeral bi ci njëkk mooy ñu ngi fi jël service le 15 septembre bi ñu jëlee service li ñu gis ci kër gi mooy ci perte yi mat na fanweeri milliards ak xaaj ak lu topp ci perte yi ci dette yi dette sociale yi mat na juróom-ñaari milliards ak téeméer ak ñeent fukk ak yeneen perte yoo xam ne ciment yi nga xam ne mooy c'est de la passation bi ñu jëlee kër gi teg ci xaalis 81 millions juróom-ñetti fukk ak benn ci ay millions moo nekkoon ci compte bancaire am lu ñuy wax dépôt à terme maanaam xaalis boo xam ne dañ ko dencoon waaye laaloon nañ ci lu mat lu jege milliard xaalis boobu mi ngi mën doon milliard ak genn wàll ak téeméeri millions waaye manqué woon na 954 millions yoo xam ne ñu ngi ko utilisé def ko ci leneen muy juróom-ñeenti téeméeri millions ak juróom fukk ak ñeent état bi nag am na lu mu deseloon Dakar Dem Dikk muy ñeenti milliards diggante 2017 ak 2020 ci li mu koy jox pour muy mën a doxal liggéey bi ñu ko sant ci tënk daal situation bu jéggi dayoo lañu fekk ci wàllu koom maanaam entreprise boo xam ne dafa ndërmeel beneen bi soo nee transport da ngay wax daamari oto yi muy oto yu mag oto yooyu Dakar Dem Dikk mi ngi ci amoon junni ak fanweer ak ñaar 1032 te junni ak fanweer ak ñaar yooyu bokk na ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom yoo xam ne état bi mi ngi ko joxee atum 2016 ak ay pièces de rechange maanaam pièces yoo xam ne bu ñu paanee moom lañ ko war a remplacer ak lu mat ñetti téeméeri bus yu ndaw yu yam ak ñaar fukk ak ñaar yoo xam ne daaw lañ ko joxe waaye oto yi li ci paan juróomi téeméer la ak ñeent maanaam ëpp na xaaj ba yëpp dañoo paan bi ñuy jël service ci diggante bi nag ci ni ñuy liggéeyee bi ma leen doon wax naan damay jël xelwa gis nañ ne am na téeméer ak juróom fukki bis yoo xam ne defaraat nañ leen ba dugal leen ñuy daw ndax Dakar waaye dañ doon kaas naan dañuy xaar oto yi bis lu yàgg te xaar boobu dafa metti di xaar bis ñaari waxtu jaaduwul xaar bis ñaari waxtu jaaduwul te xamoo bis bi kañ lay ñëw kañ lay dem liñ ci mën nag wax dëgg yàlla boobu léegi ñu ngi ko ciy def alors ci biir comme da ngeen ne naa tënk ndax yéen ay patron ngeen da ngeen ne bu leen neexee ne guddalal bu leen neexee ne tënkal kon bàyyi ma tënkal leen gaaw waaw ci bilan boobu ñu def ci téeméeri fan yi fi def li ñuy wax marché pièce de rechange dañ ko attribué woon ne kenn jënd ko fexe nañ ba dem fi tukki fi Dubaï ñooñu tamit ñëw fi ñu waxtaan ba débloqué ko ba nga xam ne ñoom war nañoo livré barki démb la conseil spécial jóge foofu ndax dañ ko yabaloon pour mu dem xool fan la pièce yi tool wax naa leen léegi téeméer ak juróom fukki bis yi nga xam ne defaraat nañ leen ba dugal leen am lu ñuy wax aussi stock de sécurité maanaam da ngay denc sa denc xam naa jigéen ñi boo demee am nañ ay nafa mooy nafa gi ñuy denc ci carburant pour que bu jafe-jafe amee wala lu bette nga mën faa dem tànk loolu tey boo demee ci ak jamono ju mënti doon da nga ko fekk 200 000 litres ñaari téeméeri junni litres yoo xam ne dañ ko faa denc su mënee nekk nag c'est parce que état bi moom moo xam situation bi nan la demee ñu ci jàppale. ñu ngi koy remercier bu baax di remercier le ministre des finances monsieur Abdoulaye Daouda Diallo ak suñu ministre de tutelle monsieur Mansour Faye ñi nga xam ne ñoo daan jox Dakar Dem Dikk pièces yi ma leen di bëgg wax muy ay batterie ak ay pneu ak ay pièces de rechange ñooñu aussi dañoo demoon ba dëddu kër gi
daal di mer ndax ay koppar yu ñu leen yoroon te fay duñ leen woo nañ leen suñu bureau xamal leen suñu yéene ak nañu jëflante woon bañ nekkee chemin de fer nga xam ne fekkoon nañ fa ay bor yu bëri waaye yàlla suturaal ñu bañ fay jógee daanaka bor te su fa alhamdulilah fexe nañ daal ci kattanu yàlla ba amaat ak ñoom confiance lu ñu soxla ci pneu je pense que fi mu toll nii sax dañoo am ay réserve pneu am nañ ay réserve batterie état du Sénégal aussi jàppale ñu ci li ñuy wax le PUR benn plan d'urgence jox ñu ci 5 milliards 600 avec un plan de tirage pour ay rubriques yi nga xam ne moom la ñu soxla ngeen baal ma loolu dama leen ko fàtte wax ci sànni. alors salaire yi aussi yi nga xamee ne jël nañu Dakar Dem Dikk lu ñu fayee salaire amu fi woon président de la République moo sant ministre yi ñu ngi ko dégg ñu ànd ak man taxawuma pour ñu mën a fay les milliers d'employés de Dakar Dem Dikk ñu sécuriser salaire u septembre octobre novembre ak décembre. créé nañ fi aussi benn commission pour que li ñu tuddee rationalisation des dépenses muy loo xam ne ndigal la ci wàllu gestion pour xool daal lépp lu jëm ci yàq-yàq ñu bañ ko def loolu aussi ñu ngi ciy xaar ay travaux waaye ci diggante bi aussi am na ay cabinet yu ñu jël pour ñu jàppale ñu ci saytu kër gi liñ ko fekkee ak nan lañ war a mën a def ba mu baax ndax nekkuñu fi woon di def ay audit pour di wa def lii di wa def lale waaye nag li olof naan xam wax dafa jàpp ne xam noppi xamul dara tekk gi ñu defoon dafa am lu bëri lu mu leeral am na ci yoo xam ne bëgguñu ci woon a wax te àgguñu ci waaye dañu gis ay mbir yu jaxasoo yoo xam ne il faut que ñu leeral askan wi ba ñu xam fan la dëgg féet alors loolu daal mooy li nga xam ne ci téeméeri bis yi li ci ëpp def nañ ko am na loo xam ne wax naa ko ci français xam naa seen xarañte dana leen may ngeen mun koo tekki pour traduire. alors beneen point bi mooy pandémie coronavirus feebar bi dafa jugaat ñi mu dal bëri yokk ñi ci faatu aussi yokk ba pare souche bi comme ni ñu ko waxee dafa mel ne dafa changé maanaam dafa gën a féroce ñu gis ne transport diggante yóbbu nit ñi ak indi leen di dajaloo boobu ak yéeg beeg wàcc bi day am ay contacts yu muy am bi état d'urgence amee ñu daje ministère ñu ne Dakar Dem Dikk comme moom mooy dawal état bi di dem ak di ñëw ak yeneen opérateurs yi ñiy toog dañ leen di bàyyi waaye faw dañuy takk masque waaye ñiy taxaw dañ leen di dégrossir de 30% maanaam bu dee téeméer dañuy wàññi fanweer pour que ñuy mën a respecter distance foofu nag laay remercier presse bi ci seen objectivité parce que ñoom ñëpp relayer nañ ne malgré tout depuis coronavirus nekk fi bisu Dakar Dem Dikk moom ñëpp seetlu nañ ne da ngay takk masque léegi nag ñun aussi pour xeex loolu parce que masque yi ngeen takk surtout yéen journalistes yi masque ngeen takk benn baaxul da ngeen wut ay masque la baaw dama leen di tooñ en réalité masque yi c'est des masques yoo xam ne nee nañu man du ma scientifique boo ko takkee 2 heures de temps daanaka amatul njëriñ xam naa ñàkk ci yéen ñoo xam ne sax fajar lañ ko takkoo alors je disais que ñun ñu ne dans la stratégie ñun Dakar Dem Dikk xam nañ ne communication bi neneen lañ ko war a defee aujourd'hui mbir mi dootul dàqe wala dóore mais mooy ñëpp bokk yeewu ci mbir mi danger bi nekk suñu biir ci yar ak teggin ak yëkkatindoo ak tegandoo ñu xeex ko ba mu fi jëf wàllu hygiène may wax sànq ne ku nekk yaay yor sa cetuk bopp bañ a nuyoo respecter distance yi loolu moo ñu mën a dimbali ba ñu xeex feebar bi Dakar Dem Dikk nag def ci jéego bu am solo wut ay masque li tax ma leen doon doon dégg ay masque lavable maanaam ay masque yu mën a fóot mu tëggul nañ ci juróom fukki junni pour jox ko suñuy agent ak seen i njaboot ak ñi yëg ci bis ñu jàppale leen ci à titre symbolique ak aussi école yeeg ñeneen ñi nga xam ne dana ci jox mais danañ ci may ñëpp comme des presse bi alors personnel administratif yeeg ñooñu ñëpp danañ xool aussi ñu leen ci jàppale contrôle bi aussi dañ koy yokk ci biir Dakar Dem Dikk pour que nit ñi di sàmmonte ak lii kër docteur di mais aussi ñu xamal ne danañ def ànd ak suñu jigéen ñi ak syndicats yeeg agents yi pour xool yan site moo tilim ñu mën ko respecter pour vraiment yokk suñu jàpp. ma profité ci aussi di lancer appel population yi mooy ñiy jàpp bis yi di toj
démb du ma ne suñu bus waaye toj nañ fukk ci seen i bus te bus yooyu dañ leen a mobiliser pour rek ñu yóbbu nit ñi fa mu gën a sore ñu kar leen di toj bus yi ak di bëgg a taal yenn yi ma jàpp ne loolu jekkul Sénégal war na weesu loolu. beneen bi mooy may fàttali les forces de défense et de sécurité xëy na mën nañu may le cadre n'est pas approprié mais comme la presse mën nga ci jàllale yenn information yi ñu xam ne les agents de Dakar Dem Dikk dañu leen war a jàppee comme des agents de l' état parce que Dakar Dem Dikk état du Sénégal moo ko moom ñi ñuy yóbbu ak di leen indi yëpp ci turu état du Sénégal donc ma leen di demander ñu xam ne ñiy yóbbu ñenn ñi di ñëwaat yenn heures yi tolérance war na ci ñoom ndax dañuy delloo bis yi ndax bis sañoo ko gaare sa kër du seen moomeel Dakar Dem Dikk moomeelu askan bi la donc may ñaan suma mbokk gendarme yi ak policiers yi ak les autres ak militaires yi ñu xam ne fu ñu gis Dakar Dem Dikk ñooñu état bi la ñuy doxal ça ne veut pas dire que nag des agents vont verser dans l'abus aussi dañuy war di teel a jóg avant waa Dakar di jóg pour yóbbu bis yi positionné leen mën leen a yóbbu kon ñooñu jar nañu xam mission bi ñuy dox alors foofu laay arrêté dugg ci dernier point bi mooy li may wax sànq ne depuis un moment dañu dégg maître Moussa Diop ne président de la République dafay xeex daf ma jox ndigal pour ma bloquer ay indemnité ma ne dama koy fàttali rek ne moom nitu yoon la te bu ñu la tànnee si sa njàng wala sa xarañte ba nga doon nitu yoon lépp looy defar nga ko jéem a teg ci yoon man am naa ci mbetteel trop am na ci foo xam ne yaakaaruma woon ne niveau àgg na fa am na foo xam ne yaakaaruma woon ne niveau àgg na fa parce que man damaa bëgg quel que soit alpha rek nañ wax li dëgg maître Moussa Diop kenn bloqué wul indemnité li xew mooy lii dafa am lu ñuy wax conseil d' administration conseil d' administration boobu bi ko président wàccee ñoom ñoo daje ne comme kilifa la bu yoroon Dakar Dem Dikk dañ koy accordé indemnité 120 millions waaw dafa fàtte ne conseil d' administration boobu président de la République moo ko fal contrôleur d' état bu présidence dafaa nekk kii représenté ministère des finances dafaa nekk kii représenté ministère des transports dafaa nekk te ñooñu ñëpp nguur gi la yónni waaw xanaa damaa jàpp ne buñ doon di ko xeex wala bu ko yàqal kon kenn da ko dul voter ba muy jot indemnité kon wax naa leen léegi ci nasaraan lan moo waral muy agité wu ak di wax lii te nag décision bi ma jël mooy du ma dugg ci ay werante ak ay xastante taluma ko waaye lépp lu mu wax lu dul dëgg danaa ko bàyyi mu wax ba juróom-benn weer ma génn benn bis xamal leen la ca am ak la ca amul en tout cas lu mu wax lu dul dëgg man dinaa jël la responsabilité xam leen ne amul xaw ma jotu nag dóor dàq danaa wax farata bi romb bi ñu jëlee décision ne dañ ko accordé 120 millions man mu ne ma sama biir jour passation man ak moom damaa bëgg nga jàppale ma jot samay indemnité ma xool ne salaire u DG fu mel ne Dakar Dem Dikk parce que entreprise ay catégorie salaire u directeur général bi 5 millions man defaguma ñeenti weer fii defaguma fi ñeenti weer ñu jox ko fay ko juróom-benni weer maanaam àggaguñ sax ca fañ war a jëm muy 30 millions ñu yëkkatiwaat aussi indemnité de départ muy 28 millions muy 28 millions ak lu teg n'est-ce pas dérachant fay ko kon booy xool Moussa Diop ba mu jógee Dakar Dem Dikk ak léegi matul ñeenti weer te fay nañ ko lu jege 60 millions te moom at mi yëpp li mu ci daan fayu boo ko xoolee 60 millions 5 millions multiplié par 12 ba mu fi jógee léegi je répète matagul ñeenti weer ñu fay la lu mat 60 millions nga ne président Macky Sall moo jox ndigal DG ne na ma xeex wax jooju nag dafa jur ci man mbetteel ak xeebel te pourtant moom en âme et conscience xam ne exercice yi ñu def Dakar Dem Dikk yëpp c'est des exercices négatifs maanaam mooy nga yebal sa doom ne ko demal jàngi mu ñëw jël rang bu bon
kooku su taxawee ci digg quartier bi naan je suis un bon élève su ko fa ay waajuram fekkee la ca war xam nañ donc exercice yi mu fi bàyyi les pertes aujourd'hui c'est presque 30 milliards ak dette yoo xam ne mi ngi 30 milliards virgule 6 te situation 2020 mooy pire parce que danañ jege 40 milliards moom nag bu nee loolu fierté la il a bien travaillé man dana ma jaaxal bàyyi fii benn litre bu carburant ba muy def ñun ñoo dem di kër ci ba dara amaat mu yore loon benn entreprise bu ñuy wax Total di jege bor bu jege bu mat 1 milliard ba ñooñu mënatuñu woon a jox carburant ñu waxtaan ceeg ministre des finances ak suñu kilifa le ministre des infrastructures monsieur Mansour Faye ñu ànd di def ay pexe ak man ba am lu ñu waxtaanee Total pour di ko fay. may remercier aussi la direction générale du budget ak tous les services de ce département pour bor boobu ñu fay ko ndax ñu mën a continuer di yóbbu bis yu ñuy dem ak di ñëw. stock de sécurité képp koo xam ne xam nga luy transport économie des transports ak droit des transports bref lu jëm ci transport de masse xam nga ne da ngaa war a denc carburant boo xam ne bu jëyee amee wala urgence nga mën caa daw Dakar Dem Dikk amu ko woon. tey fi may wax ak yéen nii nee naa leen 200 000 litres de carburant en permanence sont en soute bokkul ak li ñuy solee daamar yi pour ñu mën di yóbbu nit ñi ak di ñëw. loolu nag su amee état du Sénégal moo tax pièce de rechange le directeur technique nii bés na maa day ne ma DG parce que dama daan gis même week-end ni mu topp ci di woote carburant aw ma pièce aw ma nangam yaakaar naa ne wutal nañ ko tey ba wutal ko ay réserve pour muy dawal bis kon ñu ngi ko ciy remercier man defaguma fi ñeenti weer Dakar Dem Dikk maanaam li ma ko fay moom man fayekooguma mu ne dañ koy xeex président ma yabal man may dagg ay indemnité xam nga loolu bu koy wax ci Sénégal ku xamul danaan kii dañ koy jaay doole dañ koy nangam et puis mu naan man maa ne ko xam wala kan moo ne ko dafa am ay preuves mais il n'a qu'à sortir ses preuves mais il raconte des contre-vérités li muy wax amul li am dëgg wax naa leen ko si tubaab danaa leen ko waxaat ci wolof li ko tiital ba tax muy yuuxu naan dañ maa bëgg a duma dañ maa bëgg a xeex amul et il sait que je l'ai toujours respecté mais nag s'il franchit la ligne rouge on va s'ériger en obstacle pour lui dire que li ngay wax amul li ngay jëf di dëgg Moussa Diop ëpp nit ñi xam-xam ëpp leen fit ëpp leen ngor mënu leen a jaay dara man de mënu maa jaay dara lu dul respect ma delloo ko mais s'il franchit la ligne rouge je le remets à sa place président musuma toog ma ne moom ñu wax waxi Moussa Diop président ko wóolu woon dénk ko olof nee na booy may mayal ku la neex booy wóolu booy dénkal ki nga wóolu mais depuis lors je sens que son amour pour le poste wala xaw ma lan y a quelque chose qui se passe et puis kilifa nan ngay waxee man maa ngi dem waaye samay nit a nga loolu boo ko waxee ku gàtt xam-xam nekkul un homme d'état bu ñëwee danaan diw ak diw ak diw ay nitam nag naa leen fi jëlee mais ku nekk sa niveau ngay waxee ki nekkoon assistante mi ngi nii madame Bousso je l'ai gardé pendant 4 mois musuma wax ak moom tudd Moussa Diop xalaatuma ko sax ñun on se concentre sur le travail le numéro 2 de son parti est là maa ngi koy tooñ sànq muy un agent très compétent très loyal yam fi mu waree musuma koo dégg wala ma gis ko mu def ñu ko yemee kon ñun on est dans un état de droit président musuma toog sax waxuma tudd muy cax lu jëm ci Moussa Diop kon na arrêté di victimiser wu kenn defu ko dara moom la mu def loolu nga xam ne am na lu ma ci découvrir muy njëkkantu te dinaa ko wax léegi xam na ne ci diggante bi xelwa gi ma leen doon wax am na ñu ci feeñ ba tax na man dama jox ndigal depuis novembre audit interne te yaakaar naa ne am naa ci droit ñi ngi fay ay millions suñu salaire par mois mu jege na milliard ëpp na ko sax xoolal ma ñaata agent Dakar Dem Dikk la Massamba la ma Demba ak Ngañ ak Aw ak Binta nañ ñëw taxaw ñu jox la sa carte d'identité nga ànd ak waa comme su ñëwee taxaw da la jox turam filiation kuy ndeyam kuy bàyyam fa mu dëkk numéro pièce d'identité ngeen enregistré ma ko yéen waa comme bu mu fa diggee te photo leen ko vous faites un fichier numérique sur chaque agent mu signé physiquement signé électroniquement ah loolu bi ñu ko defee ñu gis ne am na plus de ñaari téeméer agent yoo xam ne ñu ngi doon fayeeku te ñëwuñu ci audit bi weer bii dee man maa joxe digal ne ñooñu comme gisuma leen xanaa du ma fay ay jinne
nañ dagg salaire yi bu ñu daggee salaire yi bu dee ñooñu ñëwaat nañ ñu jox leen seen xaalis bu dee ñëwaat li moom xam na lu yoon wax ci loolu parce que booy xool presque 70 millions la wala 80 millions par mois danañ xool fan la doon dugg kenn saagawu ko kenn xasu ko kenn menacé wu ko mais il a décidé de se victimiser pour mu ne waaw kaay leen xool parce que damaa wax nangam président bi dal sama kaw loolu daal lañ def bi loolu amee nag bi mu xamee ne moom fayuñu ñooñu te xam na ne moom danañ ko laaj ñooñu ñooy ñan ndax bu doon fukki nit la sax sa responsabilité pénale ak sa responsabilité civile dafa engagé wu ndax alalu askan bi lañ la jox pour nga fay leen boo structuré dañoo jot ay emploi fictif tu dois en répondre devant les juridictions mais bu dee réew mi lu am rek ni bu ko indiwaat ci politique fan lañ jëm et puis un deux mu ne président man waxuma la président mais man sax jéem maa li jënti Moussa Diop li muy def président ne m'a jamais donné une instruction moo tax bu mu waxee wax yu mel nii man mu jur ci man mbetteel ak xeebeel ndax ak nit ku baax du sos nit ku baax du nar nit ku baax du wax lu amul tey ñi mu fi bàyyi woon comme cadre ils sont au même poste je l'ai dit tout à l'heure assistante mi ngi nii moo nekkoon sama assistante ba bët ki dem et c'est par pure coïncidence aujourd'hui on a déjeuné ensemble non avec les autres collaborateurs dans mon bureau et je sais que ñoom ñëpp amul ku ma ci bañ wala ku ma nekk ci pexe mais na arrêté di raconter Sénégalais yi loo xam ne du dëgg alors bi ñu demee tey moom tey taxaw man sama loxo dafa set dama lii dama laa waaw baax na loxoom dafa set waaye ñun gis nañ ne tey ñaari restaurant yi ëpp doole yi Dakar Dem Dikk yoon ay soxnaam la ko joxoon ñu koy gérer loolu li ci yoon wax xam ngeen ko yow nee nga da ngay woote jub ak set nga jël restaurant yi gën a am solo jox ko sa jabar wëlbati ki jëlaat sa jabar employé ko ci entreprise bi ñu ne déeta waaye nga defal ko disponibilité ñu ne déet disponibilité ba jeex mu bëgg a toog kër ma dàq ko li ma koy dàq ak ñeneen ñi nga xam ne pour ñoom lu leen neex def wala nit ku baax nee na ku dëkk ci def la neex doo jug ci am la naqari te képp ku bañ ku la tooñ bul di képp ku bañ ku la dóor bul di tooñ man je m'abstiens de le juger mais lu ma fi wax rek am naa les preuves kon man bañuma ko xeexuma ko mais aussi du ma ko topp ci lu ko neex ba yàq sama mission ñun suñu mission mooy liggéey président musuma wax ne ma Moussa Diop lii te président xam na ne man j'ai une liberté d'expression et d'opinion sur certaines choses et je crois que au moins am na loo xam ne maa ko moomal bopp muy sama libre conscience Moussa Diop pendant 5 à 6 ans man ak moom bokk nañ la réunion de la coordination ministérielle yéen ñi fi taxaw yëpp moomu leen gën a xam na ne doxuma ci lenn luy bon wala pexe wala ak leneen kon nañu seedeel suñu jikko mais bu mu taxaw ci kanamu askan wi parce que tey am na yeneen ñuy découvrir muy sos daf ñu bëgg a boole ak opinion bi nee na dafa am ay preuve na génne preuve yi na génne preuve yi li ma koy fàttali daal moo nekkoon directeur général Dakar Dem Dikk nekkatu ko boo demee tey ci yoon ci constitution ci code de procédure civile ci statut Dakar Dem Dikk ak disposition qui régit la partie communautaire suñu jëmm ji ñàkk solo ji la fi yàlla teg ci ndigalu président de la République li ñu ñàkk fu la nag suñu siège danañ ko toog ba mu fees dellu lu ñu nekk nag di wax ak di xuloo ak di njabootu nekk ñu xase dañuy teg lépp ci fulla ci dëgg ak ci respect ñun dañuy liggéey amuñu temps nekk di xastante ak di saagante awma temps di jaabante sur les plans sur les plateaux dama koy fàttali c'est un avocat te avocat homme de droit la le droit c'est une science noble da ngay wax dëgg ak di jëf dëgg di jéem a manipuler nit ñi ak di yàq seen xel loolu na dàkk lu ko mooy moo ciy gaañu état des lieux la ñu def état des lieux boobu wane na ne am na ñuy fayeeku te ñëwuñu ay jinne lañu wala lu ñu doon man xaw ma en tout cas ñëwuñu dagg naa salaire yi ku fi ñëwaat ñu xam ne agent nga te on avait pris une note de service DRH informer tout le personnel ne leen audit dana am fu waaye nekk ci Sénégal di liggéeyal Dakar Dem Dikk mission bi dem na ba ci yow jël sa tur photo la ak nangam sangam tey ñu gis plus de 200 personnes yu ñëwul muy presque ay 80 millions par mois nga ne kenn du naan bëgg a attaqué ni ñu naan président lu ko président def su amee problème moom président na ko lijjanti ndax mel na ne xolam Dakar Dem Dikk dañu ci et pire encore ci biir waxam chaque fois danaa la man samay nit a nga
mais nit fu mu def juróom-benn at dana fa am ay nit te digganteem ak ay nitam yéenewuñu ci dara ndax ko suur moo neex a bokkal ñun nanguñu nitu kenn xam nga nu ñu booleeg ay nitam liggéey ak ñu seq jàmm nekk ay frère ñu ñëpp liggéey pour Sénégal jëm kanam fii daal Dakar Dem Dikk ku fi indi jàmm danañ ñu wis ku fi indi leneen it ñu yàlla ba nga dem ak moom nekkuñu fi di xastante et je sais que aujourd'hui su taxawee ci kanamu seetu wala bu tëddee ba guddi xam na ne Omar Bun Khattab si la liga dit la vérité. Moussa Diop n'est pas un ennemi, c'est un enfant de la République boo xam ne dañ koo déggoon doxal na doxalinam man dugguma ci doxalinam ni ma taxawee mooy ñëwaat taxawal kër yi ñu ngi defaraat bus yi condition de travail yi ñu ngi koy améliorer am na nag lu bëri loo xam ne gis naa ko te wax ko jotagul peru course bi bu dee téeméer da ngeen jàpp ne benn laa waxagul waaye aw ma jotu yaa wax ak maa wax aw ma jotam 31 décembre bi nga xamee ne ñëpp a ngi seen i kër ak seen i njaboot di lekk li séeréer yi naan soos di naan seen boisson yi sedd ñu ngi fii ci liggéey parce que dañoo dégg te bëgguñu ko ñu dénk mu réer keroog shawarma la ñu lekk suñuy njaboot gisatuñu ñu ngi daw suba ak ngoon c'est l'occasion ma rendre hommage sama collaborateurs yi nga xam ne ce sont de grands travailleurs di remercier tout le personnel de Dakar Dem Dikk di remercier aussi les syndicats di wax Dakarois yi ak Sénégalais yi ne ñun dañ fee nekk pour liggéeyal leen li ñuy gis ci abri bis yi ak feneen ak feneen danañ góorgóorlu ndax Moussa Diop joxoon nañ ko 476 bus muy ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci ay bus yu bees tàq ak pièces yoo xam ne bu bus yu feebaree moom la leen war a fajee ay néewi bus la fi bàyyi ak 325 bus yoo xam ne daaw lañ ko jox ak ñaari milliards ak téeméer yoo xam ne da ko war a jënd mu jënd ko ay pièces doxalu ko xëy na reñam fii jeex na li ñu bëgg mooy ñu bàyyi xastante bi ñu bàyyi opinion bi nga xam ne dañ leen jéem a manipuler lépp lu ñu waaye def du bëgg ko indi polémique su ma duggee ci marché carburant bi ne leen tey lañ ci yoon sant nañ def ak yeneen ak yeneen franchement bëgguñu comportement yi mel ni daal mu koy wéyal ci réew moo xam ne dañ ko yàgg tag ci yar ci teggin ak ci dëkku mu doon réew référence muy Sénégal